waaw man maa ngi tudd Abdou Ndiaye jiite syndicat wu liggéeykat yu maire yi syndicat des travailleurs des collectivités territoriales section communale affiliée à la CNTS. waaw effectivement dañoo toogoon ba le 9 jotuñu sunuy salaire comme ni ko législation du travail prévoir au-delà de 8 tout employeur amatul benn droit nekkatul dans ses droits donc loolu moo taxoon ñu xëy du lu ñu préparé du lu ñu yëgle travailleur seen bopp xëy suba décidé arrêté mairie bi paralyser service yëpp taxaw parce que xam nga le salaire est sacré surtout nag période bi ñu toll nii ak jafe-jafe yi am ci yi nekk ci réew mi donc moo tax travailleurs yi décidé woon ni du ñu liggéey tant que jotuñu seen salaire comme ni ma koy faral di waxee rek depuis 99 maa ngi ci mairie bi mais mouvement bu mel nii mësuma ko gis mouvement boo xamante ni du trésor du perception du voirie du état civil du archive du secrétariat général du comptabilité du bureau de recettes tous les travailleurs ñoo génn ci biti ba pare li ci gën a yéeme mooy durée bi 72 heures yoo xamante ni bi mairie bi fonctionné wul kenn mënu fi am kayit. waaw man maa ngi tudd Amadou Tidiane Lo ñu gën ma xam ci Baboy Lo nekk agent municipal ci mairie Kaolack bokk service bi nga xam ne mooy service technique bu Kaolack. jafe-jafe yi nga xamante ni tey agent municipal yi nga xam ne ñoo nekk ci mairie Kaolack tey ñu ngi koy ñaxtu comme ni nga ko waxee li waral ñaxtu bi mu ngi commencé ci ne dañoo toog suñuy salaire am retard salaire boobu nag ba mu nga xamee ne am na bañ ci jotee waxtaan ak ñoom wan nañ ñu ne retard salaire bi que dafa am logiciel bu bees boo tax que retard bi am ba nga xamante ni tey ñin ñi fayeku bi am mooy que ni nga xamante ni logiciel boobu ñu ngi koy installé loolu waral na ba retard salaire am waaye ci biir loolu tamit dañuy jàpp ne ñun ay agent lañ waaye Sénégal tey mu ngi nekk 565 communes ci 565 communes yëpp tey état du Sénégal moo imposé ne logiciel bi nga xam ne mooy Jofloc bi nañ salaire yi di jaar foofu waaye ci loolu ci formation bi nga xam ne ñu ngi koy former agent yi maire yu bëri dañoo jël seen responsabilité wane ne tant que seen agent yi formation bi ñu leen di former pareegul wala maîtriser guñ ko nañ continuer di fay ni ñu doon fayee ba keroog agent yi ñuy comprendre Jofloc bi loolu nag am na maire yu bëri def nañ ko ba seen salaire dem ñun nag ñu concerné premier mois bi le 15 lañ fayee ko kon accusé nañ retard kenn dégguñu yëngatu ñëw deuxième mois bi passé ñu fayeeku le 8 le 11 te état bi moom moo def décret ne salaire le 8 la yem bu xësee ba jot le 8 jot ki nga xamee moom mooy agent bi su fayeekul am na droit taxaw am na droit laaj li nga xam ne mooy war waayam bii pas tamit ñu toog ba la nga xamante ne la 11 ñu xëy si fay ñu suñu salaire te ñu laajte ñu ne ñu salaire yi sax ki nga xamee mooy payeur bi jotagu ko mu nekk loo xamante ni il fallait que ñu toog waxtaan suñu biir nekk li ñuy waxtaanee nag du ma sàmba du ma dem kenn nekkul suñu ginnaaw ñun agent yi ñoo dajaloo toog waxtaan wane ne lii fi mu jëm baaxul nga muñ benn at weer deuxième mois ñoo nekk troisième mois ñoo def loolu ñu ne nag kon buñ taxaw seetlu te Korité mu ngi ñëw kon Korité naru ñoo fayeeku loolu moo waral ñëpp nag agent yëpp à l'unanimité dajaloo doon benn taxaw ne nag du ñu liggéey tant que fayuñu du ñu liggéey boobu nag du dañoo dem grève déedéet dañoo ne sitting la ñuy def sitting bi ñuy def mooy que de 8h à 13h dañuy taxaw du ñu liggéey bu 13h jotee ñu delluwaat ci suñu bureau yi continuer liggéey bi bu 15h jotee ñu wàcc. le 6 septembre 1982 laa ñëw fii ci mairie Kaolack bii bi ma ñëwee fii ay administrateur civil laa fi fekk ba tey yàlla dem nañ ñu am maire Serigne Boum nag man mii bokk naa ci ñi ko votel man bokk temps ci ñi ko campagne nangaan taxaw ci nangaan guddi ak bëccëg daaw ma nelaw guddi daaw ma nelaw bëccëg pour bëgg rek tey mu nekkoon maire sama début dama ko doon samp ci suuf di ko ñaanal pour mu nekk maire Kaolack kon ndamam say sama ndam la donc bu ñëwee fii damaa bëgg mu ëff emploi municipal yi yëpp parce que maire da nga war a jox sa ñaari namp sa ñaari ween ñëpp di ci namp tey nag mu jubóog suñu secrétaire général bi Abdou Ndiaye nga xam ne c'est un homme brave fii maire bu fi ñëw jàppante ak moom Mariama Sarr bi mu nekkee fii da ko jox marché bi Abdou Ndiaye liggéey fa liggéey bu remarquable Mariama Sarr taxaw devant tous les délégués du marché remercier ko comprendre nga kon donc bu ko ma ñu koy indi di ay erreur di ko boole ak Abdou Ndiaye naan ko Abdou Ndiaye nii Abdou Ndiaye nii non dama bëgg mu ñëw Abdou Ndiaye ñoom ñaar ñu toog tête à tête ñu waxtaan ndax Abdou Ndiaye borom syndicat la te ku xam syndicat la te ku baax la di défendre emploi municipal yëpp guddi ak bëccëg
amatul benn biir famille moom Abdou Ndiaye toogatul këram chaque jour mi ngi fi ci mairie bi problème bu am mu taxaw ci guddi ak bëccëg kon nag damaa bëgg sëriñ bopp mu ñëw taxaw waxtaan ak Abdou Ndiaye ñoom ñaar ñu juboo bokk ndey ak bokk bàyyi mairie bi mën a neex ñu bañ ko dugg ci benn erreur loolu rek laa ko bëggoon doon ndax sëriñ man sama xarit la sama maire la Abdou Ndiaye sama xarit la sama surveillant général la loolu rek laa bëggoon am wax asalaamaaleykum wa rahmatulah El Hadj Aliou Seck Ndiaye. sant yàlla bu baax julli si maama sallallahu alayhi wa sallam di gërëm Cheikh Ibrahima Niass. di nga xam ne moom moo tax ma bëgg ñu kii ñu xam ne ñun doomu Kaolack leen te ku si am sa xam-xam ak sa xelaat da nga ko see war a dugal ñu war a jàpp dëkk bi mu liggéey bu rafetee ñun la rafetal bu ñaawee ñun la ñaawal man li may liggéey nee naa leen en tant que doomu dëkk bi laa sama expérience dama ko fiy joxe nit boo amee xam-xam wala nga am xelaat bu rafet wala yéene bu rafet jox ko population bi jox ko ñi nga dëkkal ñu xam ko te li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko ñëpp xataa yuhibbu li axiihi maa yuhibbu li nafsihi loolu la yonent baax li nga bëggal sa bopp su baax bëggal ko ñëpp laa darran wala diraara bu loor waa bu nangoo loor kenn maal xel mu ilal xamali bi xam-xam dañ koy jëfee waaye waxtam dañ koy jëfee maa taqul ilal xamali bihi waxtam dañ koy jëfee ñu bañ nag wa an taqulu maa laysa fi qulubi bi ñu wax loo xam ne nekku si suñu xol yi ñu bëgg ko def maye bopp rocci làmmiñ loolu baaxut yonent bi nee na képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm yonent boo liggéeyloo nit balaa ñaq a muus fay ko képp koo xam ne tamit yooyu gëm nga yàlla gëm yonent bu ñu la joxee dara fonk ko liggéeyal sa askan liggéeyal sa réew liggéeyal sa dëkk loolu mooy liggéey bi président Macky Sall mii gàcce ngaalaama li mu waroon def na ko Mariama li mu waroon def na ko Serigne ñëw na neen ànd ak moom jàppale ko mu jàppale ñu bum ñu lor buñ ko lor ñu ànd liggéey bu rafet ñi nga xam ne tamit ñooy ay chef de service am nda fexee di leen ñiy yoxee rendre compte yu leer Serigne xam fi mu jëm te mu xuuf Serigne maa ngi koy dénk mu xuuf population bi maa ngi koy dénk mu xuuf emploi municipal yi maa ngi koy dénk mu xuuf syndicat yi xam ne moom premier magistrat Kaolack bu baaxee moom la ñu wax bu bondee moom la ñu wax ànd bi bu neexee moom la ñu wax bu naqaree moom la ñu wax nit boo nekkee moom da ngay diisoo ak moom yonent bi moo gënoon a mat te da daan diisoo ak saaba yi kon fépp foo nekk del waxtaan booba ñuy réeroo ak nit ñi réeroo amul ñàkk waxtaan moom bisimilah wa salaam. onze billahi mina seytaane ji man la Aliou Lo kaddu askan bi ni nga xam ne mboosa kumba jigéen fii si Kaolack dara xew si mairie bi lu ay mbiri appartenance politique yu ñu bëgg a indi si mairie bi loolu moo fi xew dara xew fi lu dul loolu moo fi xew ay problème salaire yu tardé warta tax ñuy toog di indi ay problème si mairie bi dañoo dem campagne askan bi ñoo fal Serigne Mboup askan bi Kaolack si boppam ñoo ko fal lu tax ñu fal ko nag ñoom xam nañ ko parce que lu fi nekkoon moom lañ bëggoon dindi ñu jël ko fal ko léegi nag suñ ko falee nag nan ko jàppale mu liggéey fekkee Kaolack ñor na leen loolu mooy dëgg salaire kenn wax salaire du benn salaire 3 mois damay fayeeku fii laay liggéey si mairie bi man di wax ak yow salaire benn salaire 3 mois benn salaire weer moo fi tardé salaire yi weer yi bu mu tardé nekkul problème bi nekkul si sëriñ problème bi logistique bi nekk si Kaolack secrétariat keroog bu ñu demee si receveur dem fa ak ñoom seen délégué premier adjoint maire leer na ko ba mu leer sëriñ jot na salaire depuis le 6 signé na ko mu nekk loo xam ne lu leer la xam nga lan mooy dëgg ñi nga xam ñoo nekk fii dëkk Kaolack nekkul fi pour parti nekk si commune bi di liggéey parti tegul leen fi lu leen fi teg moo ñu liggéeyal Kaolack liggéeyal askan bi nan teg fu la ne la ay mbiri ànd nawle nan teg fu la ne la ay mbiri Benno Bokk Yaakaar wala ay mbiri parti fii lu ñu fi teg commune de Kaolack la wax dëgg neex yàlla lu ñu fi teg mooy Kaolack dëkk bi naat dëkk bi jëm si kanam waaye di indi ay problème yoo xam ne wala dóor yu leen dóor moo métti ba nga xam ne ñoom mënuñ koo muñ. man la Abdoulaye Gueye nekk ci cabinet Serigne Mboup di conseiller municipal du président mouvement Kaolack je m'engage. li gën a garaaw ci àddina mooy ñàkk man nit laa salarié laa xam naa salaire ni mu mel xam naa teel ko jot ni mu neexe xam naa it ñàkk ko yéex ko jot ni mu méttee ma toog sama doom war a jàngiwul école ndax fayuma ndax salaire bu tardé xam naa ni mu mel ma toog sama jabar soxla kilo suukar yoru ma ne ko demal ci bitig bi lépp ndax ñàkk salaire xam naa ni mu mel moo tax saa yu ma gisee personnel bi ci cours bi damay ree mais sama yaram
nekkul parce que damay raisonner en tant que père de famille neexul te du yoon salaire ku ko war a jot ku ne da nga ko war a jot ci moment bi su amee retard rek am na jafe-jafe yu bëri yoo xam ne nii da ko ci indi ni ma naqadee gêné ma noonu lu ko raw la naqaree monsieur le maire Serigne Mboup gêné ko mi ngi umra mais il se sent pas à l'aise ndax situation bi li ñuy def nag c'est un droit nit ki am nga droit dara naqari la ci sa liggéey yoon may na la ko nga kaas ko man li ma ci xaw a ñaawlu mooy grève te amul préavis loolu code du travail ak tamit seen affaire yi mayu ko fenn donte ni sax tu as le droit de faire de la grève it def yenn violence verbale ak physique yi am yenn comportement yi loolu aussi xel nangu ko mais li ci am solo yëpp bu fekkoon jot nañ seen salaire à temps comportement bi ñu am nii duñu ko am maa ngi leen di masaw ba fu masaw di am monsieur le maire neexu ko xam naa fi mu ko toll xam naa actuellement li nekk ci boppam xam naa naqar gi ko jàpp xam naa aussi tamit fi ko personnel bi yem monsieur le maire Serigne Mboup c'est quelqu'un qui aime son personnel la preuve bu mu ñëwee ba tey dàqul kenn daggul salaire kenn mise à pied wul kenn frigowul kenn au contraire dafa leen inciter ñoom ñëpp à venir au travail à travailler pour ñu relever le défi du développement bi nga xam ne ni Serigne da ko sacrifier pour loolu mooy ci sama gis-gis ci wàllu humain mais su ma jëlee ci sama côté politique ma doon koo xam ne ni tey mën naa ko wax ak sama rakk ji toog ñi gën a rey seen bopp ngir ñu doon maire man dama cee bokk kii da cee bokk te it reyuma sama bopp rek pour Serigne doon maire ma rey sama bopp pour Kaolack changer kon doxal bu mairie di doxal du rayante rek pour falu rayante tamit pour téye mairie bi développement bi ñu diggoon Kaolack waay ñu jox leen ko su ma gisee yàq-yàq dinaa ci fexe defar su ma ko mënul defar it ma jéem a seet ku ko mën a defar mu defar ko mais li ma seetlu grève mairie bii sabotage kese sabotage ko lal te sabotage bi xam nga lan la man maay wax de man Ablaye Gueye maay wax de waxuluma sëriñ bi waxuluma kenn président Kaolack je m'engage mouvement Kaolack je m'engage conseil municipal citoyen Kaolack quoi personnel administratif u mairie bii dañuy saboter dañu ngi bëgg a saboter liggéey Serigne Mboup monsieur le maire mais nañu xam ni mënuñu saboter liggéey Serigne on fera face à ça li tax ma ne la sabotage la ñëpp xam nañ ni ci wàllu salaire maire contrôler signé rek la ci am agent administratif yi ñoom ñoo koy defar li jaaree ci comptabilité ba bureau du solde ak secrétariat général ak lépp ak service technique yi ñoom ñoo koy defar kon su fekkee ni nit ki mi ngi lay soññ depuis longtemps ne leen fexe leen ba le 25 na ma salaire yëpp ñëw ma signé ko pour nit ñi teel a mën a fayee ko avec des preuves chaque jour mu leen ci soññ yow nga jébbal ko salaire yi le 6 salaire yi tardé nga wëlbati ko yow ci sa bopp dem grève sabotage la sabotage boobu nag la ñu wax ni ñun Kaolack je m'engage sëriñ na ci jël matuwaay yi ci war yëpp ndax mairie bii ñun ñëpp a ko bokk agent bu mënul liggéey normalement na jël ay responsabilités parce que mairie bi dañ ko war a defar
Kaolack dafa war a changer lii nekk ci mairie bi fii ak situation bii sabotage bu mag la te kenn defu ko lu dul agent yi nga xam ni ñoom ñoo toog foofu di liggéey loolu moo ci nekk mais bu dul loolu le 6 bi ñu indee salaire yi doon na lu mat 600 feuilles lépp la signé delloo leen ko kon bu tardement amee ci ñoom la jógee tardel salaire yi ba pare wëlbati ko dem grève deuxième chose bi nekk ci biir gis nga mag day suturaal boppam mag dafa war di defar Abdou Ndiaye tànk mi ngi ci biir mairie bii coow du fi jóg xuloo du fi jóg ndax mag la moo xam ne nii dëkkewul leneen lu dul jaxase liggéey nga ba retraité mais booy def sa syndicat demal nga syndicat ji feneen duñ ko d'accord sabotage bi nag day jeex sabotage bi day jeex te incha allahu rabbi dina jeex. waaw problème incompétence ci mairie bi loolu du ci sëriñ parce que sëriñ ñi nga xam ñoo fi nekk secrétariat ak nekk di liggéey ci liggéey yi nga xam ne ñooy liggéey xarale yi sëriñ dafa leen fi fekkoon dafa leen fi fekk bàyyi leen fi ñuy liggéey su amee yeneen logistique yu bees yoo xam ne war nañ def formation wala yu demee noonu ñoom su nga comprendre wala yu demee noonu loolu nekkul ci sëriñ. ma ne manque de compétence amul ci mairie bi ñooñu di wax loolu ñoom ñoo compétent wul manque de compétence à quel niveau bu dee retard salaire yi ma la wax déggoo li ma la wax xanaa salaire yi fay nañ fi salaire fay salaire ay le 28 fay nañ salaire ay le 28 fay nañ salaire ay le 29 ah fay nañ salaire le 30 te problème salaire yi moo andi coow li. ci loolu nag la nga xam nag lañ nekkoon waaye ci biir loolu manquement yi bëri na ndaxte bañ demee rencontré ñi nga xamante yi ñoom ñooy patronat yi ñoom ñoo nga xamante yi ñoom ñooy adjoint maire yi fi nekkal maire bi ndax comme maire bi dafa tukki ñëwagul ñoom waxtaan nañ ak ñoom ci biir waxtaan boobu nag am na ay solution yoo xam ne gis nañ ko ñox moom it wan nañu ne retard bi am maire bi demandé woon na pour que salaire li nga xam ne mooy salaire yi ñu jox ko à temps dëgg la joxuñ ko à temps dañ ko yéex a jox loolu waral na waaye tamit ñun waxtaan nañ ba am trouvé yenn solution waaye ci biir loolu ba ñu xëyee ñu war ñoo fay suñu salaire ñeneen ñu jot information nag dafa am si ñun 31 personnes yoo xamante ni dañoo dagg seen salaire ñooñu duñu fay ko salaire bañ jotee loolu nag 31 personnes te ñun ñëpp ñu nekk ay agent ñu ne même bu fekkee fay nañ ñu dañuy kaas bañ fay 31 agents yooyu ndax lan loi bi dafa am lu ñu may boo nekkee agent ñu war la fay sa salaire même bu fekkee dafa am erreur boo def ñu war la dagg dañ la ko war a notifier jox la envoyé la pour nga xam ne la yow de lii ak lii def nga ko kon sa salaire dañ ko def deful benn ñoom defuñ notification convoqué wuñ nit ki dañoo xëy rek dagg ko kon mu nekk loo xam ne c'est arbitraire du yoon mayewu ko loolu yoon nag liñ def te yoon mayewu ko te nag agent bi dafa am droit am devoir bu agent bi defee li nga xam ne mooy droit yam ba pare droit yi ñu fi tegal mooy que ñëw leen ngeen émarger ñëw leen ngeen liggéey xëy leen heure def leen heure agent bi nag dafay laaj li nga xam ne mooy devoir bi ak droit bi léegi nag ci loolu lañ nekk léegi nag tey yàlla dogal na bon waxtaanaat nañ ba yaa ki nga xam ne mooy monsieur le maire woote na won ñu ne salaire yi ni mu 31 personnes yooyu nga xamante ne erreur moo am ci diggante bi ndaxte ñenn ñi dañoo dem congé ñeneen ñi ñu ngi doon liggéey ci système pointage bi moo amul ba efficace moom jël na engagement ne que dina ñib si suba bu ñib see suba dina fay agent yi nga xam ne dina leen fay après ñun am ak moom dinañ toog waxtaan def terrain d'entente toog waxtaan waaye pour que ñu leeral nag que bu ñu waxalee rek waxal yàlla pour ñu ne mairie Kaolack salaire yàgg na fee tardé déedéet loolu amul bañ fi nekk dañuy wax nag te aqulaayi taala ku si nekk si ñun mun na génne sa bulletin de salaire à preuve à l'appui kon jarul ñuy jël affaire di ko tuuma kees ma Samba wala ma Demba ñun les faits la li am la ñuy wax mooy que mois bee passé le 15 lañ feeku mois bi ci tegu ñu feeku le 11 bii le 14 lu bëri tey ñu bëri le 14 lañ feeku am na ñu bëri tey la ñu doog fee ñenn ñi démb lañ feeku kon ñu xam ne loolu moo ñu fi dajale mu nag agent yëpp ñoo booloo nag manko xàccandoo door léegi nag ci biir loolu nag daf ñoo may doole bi mu ñu may mooy que tey bépp agent bu nekk ci mairie Kaolack dajaloo nañ doon benn dajaloo nañ am benn force dajaloo nañ nekk benn force tranquille te incha allah rabi dem nañ seeti ñaari syndicat yi fi nekk pare nañ waxtaan ak ñoom pour ñoom ñu def installé benn intersyndical pour que ñun ñëpp ñu waxandoo xàccandoo dóorandoo loolu nag dina tax yeneen point de revendication yoo xamante war nañ ko rek ñu teg ndaxte gis nañ ne am na ay agents yoo xam ne feeku nañ seen salaire waaye dañ leen dagg bi ñu leen dagg bi ñu ngi naan impôt la
yeneen dagg yi ñu leen dagg ñu ngi naan ay prime la yoo xamante ne dañ ko doon am bon père bi nee na waruñ ko am ak yooyu waaye loolu ñu xam ne loo xamante ne lu yàggoon agent bi ak amoon ak yi boo xamante ne tribunal lañ dem en 2009 tribunal ñu gagné ñu joxe ñu certificat bu nag agent yi carrément dañoo war a am seen prime de li nga xam ne moom mooy prime informatique kon nag loolu bu ñu xëyee moom mu ñëw mu nekk en tant que maire mu nangu père bi nangu wax ak moom mu nangu ñu dagg kon dañu ne kon moom la léegi nag moom am na solution bi mu ñu wax ne ko père nee na 25% lay fay mais moom dina def ba ci ñun ñëpp ku nekk net bi nga doon fayeeku ñu delloo la ko dina xool nu mu ko arrangé loolu nag su ko defee jamono loolu moo waral nag kon nga ñaan nañu si njëkk ak teraanga ne suba dinañ fay agent yi bu ñëwee dina toog ak ñun waxtaan te pay ku nekk sa net di nga ko delluwaat ñu moo tax tey ñu levé moo d'ordre de grève bi ñu ne kon arrêté nañ lépp dinañ delluwaat ci liggéey ba keroog ñuy gis leneen suñ gisee nag leneen lu bokkul ak li ñu waxoon ñu dàbbaliwaat. salaamaaleykum yéen waa ànd nawle aussi tamit en même temps ñi nga xam ne nii ñoom lañ bokkal conseil bi je tiens à vous ma wàccee leen benn message rek pour ñu ñëpp a comprendre lan moo xew je commence d'abord par personnel bi nekk ci mairie bi yéen ñëpp xam ngeen ne mairie Kaolack dafa nekk maire boo xam ne nii maire bu mës a ñëw da ngay indi sa personnel soo ñëwee nga indi personnel bu bees ñi ci des nga teg leen frigo loolu nag man bi ma ko xoolee defu lu dul yokk masse salariale bi ci masse salariale boo xam ne nii mën a dem ci école mën a dem feneen te liggéey bi nekk foofu bariwul woo naa leen ñoom ñëpp réunion wax leen samay ambition ci loolu jëlewu ma fi kenn mais nag li ma mënul mooy ku dul liggéey si ba pare na nañ ma fay ku amul compétence ci liñ koy liggéeyloo danañ ko jàppale former ko kenn ku ne place ba nga nekk bu fekkee waru faa nekk danañ lay yóbbu feneen fi nga war a nekk loolu wax naa ko waxaat ko mais dafa fekk nag ne mairie bi dafa am syndicat bu nekk ci biir ce qui est contraire à la loi li ñu waroon a def mooy am délégué du personnel bind nañ inspecteur du travail d'accord na ci salaire yi nag yéen ñëpp gis ngeen ne salaire yi depuis bi fi Mariama nekkee day tardé bi mooy ñaara ko indi mooy ñoom GFLOC bi ñuy war a liggéey état bi teg ko maîtriser wuñ ko beneen bi nag mooy personnel bi ci seen bopp bi ko war a defar defaruñ ko à temps jox ko percepteur man bi ma ko yore léegi salaire musta fanaan ci man je prends un exemple bi mujj ji ñëw salaire bi le 6 la ñëw ci man ci guddi et le 6 ci guddi laa ko signé ñu jot ko le lendemain léegi nag personnel bi bu ñuy wax retardu salaire je pense que ci ñoom ci seen bopp lañ ko war a wax parce que wax dëgg yàlla man mënuma signé luñ ma tegul bët te bind naa leen le 25 ne leen indil leen ma salaire yi indi wuñ ko tous les jours ma laaj leen ko ba le 6 lañ ma ko indil léegi nag ñaara fi nekk mooy ña fa nekk di saboter voilà mais nit buy saboter boppam kenn mënu ci dara wala amuñ compétence voilà ñaar yooyu laa ci tiré conclusion mais li waroon na honnête bu am mooy responsable service yi y compris le SG leeral leen ne leen tardement salaire bi ci ñoom la jógee ndax ba bi ñuy wax percepteur jotu ko li ñuy wax ne dañ leen a dagg tamit loolu prérogative percepteur la moom dafa am responsabilité pénale boo xam ne nii bu fayee dara loo xam ne nii su ma ko signé sax bu demee bu ci d'accord daf koy delloo te defoon na ko mois bi passé dañ ko ñaan mu téye ko ne leen bu leen ko defaat loolu mënuma ci andi lu bari mais li ëmb lépp rek mooy Abdou Ndiaye mi ñu wax ne waroo fi nekk moom moo indi yëpp di créer ay conditions yu mel nii mais yooyu yëpp li am solo lépp loo xam ne nii loi may na leen ko mooy lu leen loi may loolu duñ ci dindi dara waaye seeni devoir nag il faut ñu def ko te li ñu wax toujours da ngay def sa devoir ba pare demander ses droits et je pense que loolu moom looloo tax ñu jël fi ñu fi nekkoon andi fi équipe bu bees mais équipe bu bees bi tamit buñ indiwul équipe bu bees bu mën a liggéey bi wala ñu former équipe bi fi nekk bañ soppi gis-gis je pense que ñun ñëpp dañuy toogaat ba 5 ans yi mat ñu amaat ci gàcce te loolu moom ñaanuma ko yàlla waaw maa ngi leen di gërëm leen sant yéen ñëpp ci information boobu ngeen xam ko.